ci jamono ji nga xam ne am na benn délégation bu ministre Omar Gueye di jiite ñu ko fay xaar niki ëllëg ñu nar a jébbal njaalu njiitu réew mi njabootu Malal Camara moom mi ñàkk doomam. tey jile ci diirub ñaari waxtu pharmacie tëj seeni buntu ci ay diwaan yu bëri syndicat national bi nga xam ne moom moo ëmb pharmaciens yi nag ñoom li ñuy ñaawlu mooy garab yu bon yi fees dell ci réew mi ak coow li mu yëkkati fan yële weesu sitin ba ñu naroon amal tey jile dañ ko dàq ak wàññi app bi nga xam ne ci lañ naroon a tëj seen boutique yooyu le dinañ ci waxtaan sax ci kanam tuuti ak ki jiite lii di syndicat bi ëmb pharmaciens yi fii ci Sénégal. ci xibaar yi ba léegi ñiy loru woon ci mbënd mi atum 2005 fële ca banlieue bu Ndakaaru mer bay futtu li ñuy sàkku jamono ji mooy ñu càmbar li du logement plan Jaxaay ak Tawfeex Yaakaar ñu gis ni dafa am ñu ko yelloowul te ñu jox leen ko boobu ba léegi. leneen ci xibaar ñeent fukk ak juróom-ñetti téeméeri junni tonu soble moom la ñuy xaar ci mbayum ci campagne ren jile ca Potou moom baykat yi am nañu njortu gu rafet ne dinañ romb juróom fukk ak juróomi junni ci ay tonu soble waaye li ñuy naqarlu mooy njëg gi nga xam ne dañ koy tekkaat wu jot te duñ ko respecté mu di juróom fukk ci kilo bu nekk mbokk yi loolee tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. Alioune Fall moom mi ñu naan moom moo faat Binta Camara ca diwaanu Tambacounda boo moyul tey jile ñu yóbbu ko ci kanamu procureur de la République foofule moom mi toll ci fanweeri at ak ñett mu ngi garde à vue ba léegi ca commissariat police bu Tambacounda. Binta Camara ci fàttali rek démb lañ ko jébbal sunu borom ca sëg ya nekk ca Sara Gileel foofee ca Tambacounda. jëwriñ bi ñu dénk wàllum collectivité territoriale di Oumar Gueye moom ñu ngi koy xaarandi foofule ëllëg mu dem jébbal njaalu njiitu réew mi ak gouvernement bu Sénégal. ci faat yooyu le bu Binta Camara moom moo mujj waaye benn semaine ci ginnaaw déggoon nañ bu Kumba Yadd ca diwaanu Thiès loolee jëwriñ bi ñu dénk njaboot gi soxna yi ak tout tànk yi di ci addu moom Ndeye Saly Diop Dieng nag ne yëf yi faw mu dakk muy njortu ñëpp ñoo xam ne ay service la ñu nekk ci réew mi te war cee liggéey ñu def ci seen kéem kàttan ngir loolee dakk waaye askan wi tamit ñuy gën di ubbi seen i gët mu yëkkati kàddu yooyee ca Pekes ba mu doon teew benn conférence religieuse bu fa amoon Cheikh Anta Diop say laaj. ñaari soxna yu ñu faat seen bakkan ci diirub benn ay bés mbir mi metti lool jëwriñ ji nga xamante ne moom moo yor wàllu jigéen ñi ak njaboot gi moom sax nee na mbir mi lu ko metti la te war nañ cee jëli pexe. fan yii nag ñu am Sénégal yoo xam ne ko ñaaw di seetoo naqar bi ak ñi nga xam ne ñàkk seen ay njaboot mu nekk phénomène boo xam ne dafa nekk loo am amaat Sénégal am nag fan yi nekk mu nekk loo xam ne dafa am essence. dëgg dëgg ci Thiès gis nga xale bu jigéen boobu te ñetti fan yi dem Tambacounda boo ko dafa benn xale bu jigéen loolu ñu wax violence faite aux femmes et aux filles ñun en tant que état dañ ko war a dugal loxo dañ cee war a indi pour protéger askan wi moo xam ne nekk jëwriñ ji yor wàllu jigéen ñi nag ci conférence religieuse bi nga xamante ne waa coalition Benno Bokk Yaakaar bu Pekes ñoom ñoo ko doon amal yëkkati na ci kàddoom nag jëmale ko ci askan wi na ñëpp taxaw rawatina ay service am ngir ñu mën a gën a aar jigéen ñi. ñu ngi leen wax ne protéger waaye bu ñu protéger askan wi xale yi moom ñu war a njëkk a protéger parce que ñooy tax ñooy ëllëg jëm kanam Sénégal mu nekk un pays émergent sans que xale yi fi ñu war a jaaral leen fa li ñu war a doon dooguñu ko te loolu jigéen dañ ci interpellé. te doo ko jigéen da nga ko war a jàppale da nga ko war a taxaw da nga ko mettre dans des lieux sûrs da nga ko war a encadrer ba benn gàllankoor bu ko faral du ko daal. Pape Anne bu TFM mi nga xamante ne nag moom moo doon amal conférence ci taxawaayub jigéen nag ci biir askan wi moom sax mi ngi sàkku nag ci kilifa yi ñu indi pexe nag ci liy lëmbe réew mi jamono yi te gën a taxawu soxna yi nekk ci biir réew mi. ci loolu nag bëri na ñu ne faaw ñu dekkilaat peine de mort maanaam ku faat ñu faat la fii ci réew mi ONG Jamra ak beneen association di Daarul Quran li ñu bëgg mooy ab référendum maanaam ñu jox askan wi ñu wax lan lañ ci xalaat ba tax na ñu dem ci mbedd bi kon laaj sénégalais yi lan moo ci seenu gis-gis waaye bëri na ñoo xam ne jàpp nañu ni loolee ci boppam dafa war a ñëwaat muy peine de mort ñu teewlu ci reportage yu Chérif Dia ak Ababacar Camara. waat peine de mort jaaree ko ci référendum. maanaam am ay élection yoo xamante ni dañuy laaj sénégalais yi ndax ànd nañ ci ñu indiwaat wala ñu jëlee fi peine de mort ba faaw luñ ci xalaat lii moo ci seen gis-gis. moi je suis oui tout oui. man wii laay woote. wii ñu indiwaat ko. wii laay woote peine de mort. déedéet laay woote.
mu mel ni kon tey jii buñ amaloon référendum ñi ne waaw ñoom ñooy ëpp ñoom jàpp nañ ni peine de mort rek moo mën a tax saay-saay yi daal di bàyyi ñaawteef yi ni def. Au moins pour ñu dissuader les délinquants parce que c'est trop facile ñu éliminer une vie comme ça. foog amu fi dëkk bi du am jàmm nit ñi am nañ fit ñoo ngi ñàkkee kersa def lu leen neex fi mu toll nii. moom bakkan daa foor bu rey ñu rey la rek. nga rey nit ba pare et puis nga dugg prison benn 2-3 ans et puis tu sors parce que looloo xew Sénégal léegi. ci reyaate bi dafa bari temps yi waaw ñu def ko daal moo ma gënaloo. ñu doxantu ba ci avenue Jean Jaurès nekk ci Ndakaaru fekk nijaay ak jarbaatam bi di waxtaan ci lu ni mel nijaay ji di Mademba moom nee na àndul ci ñu indiwaat peine de mort fii la ko teg. métti na trop quand même ñu rey nit wala ñu def ko lu bon wala affaire yooyu mais pour ñëw fejee ko rey je ne pense pas que ni loolu moo war a nekk solution bu. saa yun fi gisee ay nit yu ni rey ci anam yu ñaaw ay sénégalais dañuy proposer ñu indiwaat peine de mort bi nga xamante ni jëlee noonu ko fii ci atum 2004. lu seen yéene jooju am dayoo ñu fàttali ni ñaari doomu sénégalais rek lan mës a faat ci peine de mort bi ci mujj ci atum 1967 la mu mel ni kon kilifa yi pareegun pour indiwaat fii li naan peine de mort. Chérif Dia jëwriñ bi ñu dénk kaaraange bi réew mi Aly Ngouille Ndiaye àddu woon na ci démb ci jamono ji nga xam ne naataangoom ba bàyyeekoo ca France dafee ñëwoon amal fi ab gan muy Christophe Castaner ñoom nag ñu bëgg a lëkkaloo ngir xeex terrorisme ak li ñuy duppee trafic d'être humain maanaam jaay ay doomi aadama demoon nañ démb ca caserne Samba Diéry Diallo foofu nag am na matériel bu ñu jébbal police bu Sénégal wala boog ministère de l'intérieur Pafara ñi ngi mu fa woon ak Mohamed Dieng. Sénégal ak France yokku seen doole ci wàllu lii di xeex terrorisme ci ngan gi mu fi amal ca Samba Diéry Diallo mu gis jéego yi nga xam ne Sénégal def nañ ko ñii di waa Garci bi la partenariat nag dina tax Sénégal gën a am ay jumtukaay ngir mën a xeex lii du terrorisme. Je pense tout d'abord à la lutte. ñuy xeex d'abord lii di wàllu terrorisme bu dee sax amul fii ci Sénégal waaye nag soriwu ko lool ndax nag mbir mi mbiru régional la foo jaar nag ñu boole suñuy xel ak suñuy xalaat ci wàllu wi ngir mun koo xeex ñun ñi di acteurs yi partenariat yi France nag moom li mu bëgg mooy xeex li nu mel ci wetu Sénégal te Sénégal tamit loolu la bëgg. Aux côtés de la France. leneen loo xam ne waxtaane nañ ko wàllu trafic être humain ak lépp loo xam ne jëm na ci wàllu criminalité. 2018 créé nañ ci benn division également boo xam ne dafay xeex ñi nga xam ne ñii dañuy dund ci trafic nit ñi pour yóbbu leen généralement Europe te loolu aussi mu amoon fi phénomène bu am boo xam ne bi vraiment commencé woon na di jéggi dayo waaye loolu aussi biñ def mettre en place division boobu ci durée fukki weer ak juróom wane nañ fi résultat yu am solo. Aujourd'hui, c'est la route de la Méditerranée occidentale via le. tey jii nag yoon bu bees la ñu jël diggante Méditerranée bi jaaree ko Maroc dem Espagne mbir mi du gën a law nag moo tax ñu fas yéene boole suñuy doole xeex nag daal di weccoo xalaat wàllu trafic humain boobu. Lequel nous sommes main dans la main avec le Sénégal. jamono ji ñu nemmeeku tàkk-tàkk yu bëri ci réew mi sapeur pompier nag am nañ ay équipement yu bees ñii di waa bataillon marin bu Marseille jàppale leen ko fi mu ne dinañ mën a jaamaarloog ak tàkk-tàkk yi. bi mu fi ñëwee ànd nañ sa matin sapeur pompier ñu jox ñu benn échelle boo xam ne bii dana mën a permettre tey bu lu mel ni lakk amee ci immeuble boo xam ne bii dem na ba juróom-ñetti étage échelle bi dana mën a dem xettali nit ñi fa nekk également ak ambulance bu bees kon loolu aussi ñu leen ci remercier. ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ak naataangoom bi bu France di Christophe Castaner ñoom nag def nañ ay séance de travail ak ñii di haut gradé yi yu police ak yu gendarmerie. ñu ngi leen ko doon wax sànq syndicat bi ëmb pharmacien yi fii ci Sénégal amal tey benn arrêt de travail maanaam dakkal seen liggéey ci diirub ñaari waxtu diggante 8h ak 10h fenn fa ñu dem nag yenn ci ay pharmacie gis nañ ni respecté nañ ko bu baax a baax bokk na ci li ñuy naqarlu garab yu bon yi lëmbee ci dëkk bi ak yeneen jafe-jafe waaye am na ay clients yu xëyoon tey jile am nañu tuuti mbetteel Modou Fall Jafara Ba. juróom-ñeenti waxtu ci suba ci yoonu Almadies gis-gis gi di benn yenn pharmacie yu ñu gis dañoo tëj seen i bunt pharmaciens yi lu ñuy sàkku moo di état bi wàllu si leen te gën leen a taxaw. ñoom wane nañu seen maire ba futt gannaaw nag bàyyi gi ñu bàyyi kii di Amadou Wuri Diallo di kenn ci convoyeur yu faux médicaments yu Touba Belel ñenn ñi nag tijji ci waxtu wañ ko laajee. De grève. On a ouvert à 10h, c'est vrai que ça a eu un impact sur pas mal sur nos activités, mais bon, on a respecté. Mais c'était pour une bonne cause. Donc il fallait
être solidaire pour ça. C'est normal, respecter nañ mot d'ordre bi comme tous les pharmaciens. clients yaa ngi fi woon bi may ubbi. ñaari waxtu yu clientèle bi di xaar métti lool ñaari soxna yi ñoom faaw ñu xaar ngir mën a kon jënd seeni médicament. doon xaar pharmacie bi ubbi pour ma ñëw jënd garab. jënd garab sama doom. Tétine laa doon jënd mu tëj ñu ne dañoo grève foofu. Tétine waaw pour biberon. waaw. day ana xale bi. xale bee ngi nii delluwaat ba ci kanam rek ñëwaat. yow nag monsieur. Je ne savais pas que les pharmacies étaient en grève aujourd'hui, mais je suis arrivé à -5 et le pharmacien a eu la gentillesse de me délivrer les médicaments. li ñu njëkkoon jàpp moo di tëj pharmacie yi ci lu ëpp juróom-ñetti waxtu wante pharmaciens yi mujj nañu xoolaat diirub tëj googee gannaaw nag bi nga xam te ni ab audience lañ leen dikk audience bi ñu war a jàkkaarloo njiitu réew mi Macky Sall. jërëjëf Modou Fall ci ponk boobu la ñuy waxtaan ak suñu gan di docteur Assane Diop moom moo jiite syndicat pharmacien yi fii ci Sénégal ñu ngi lay nuyu docteur. maa ngi lay fay. gis nañ ko tey kon da ngeen a xëy dakkal liggéey bi ci diiru ñaari waxtu bokk na ci ponk yi ngeen di naqar lu muy garab yu bon yi ñu fiy gis ci réew mi mu bëri fii gis nañ coowu Touba Belel ministre bi moo leen woo ngeen dakkal seen mot d'ordre boobu ñu ne da ngeen nar a gisee ak njiitu réew bi ndax jàpp ngeen loolee doy na xaj na ngir saafara seen i jafe-jafe ndax dal na seen xel. waaw dal na suñu xel ndax kilifa gu toll na njiitu réew mi jox nañ ko cër te jox nañ ko tamit dayoo bu toll na bu ñu woowee bu ñu ko wuyoo jàpp nañu bu ñu fa génnee dinañ am solution si problème yi nga xam ne moo taxoon tey jii pharmaciens yi décidé woon dem grève. waaw bokk na ci kon li ñuy gën a wax mooy garab yi ñu jàppoon fële ca Touba Belel procès en appel bi semaine bele weesu la woon kon ki nga xamante ni mooy kenn ci commanditaire yi dañ koo bàyyi moom mu dem ñibbi Guinée moom Mamadou Wuri Diallo boobu ba léegi nag ñu ngi dégg ordre pharmacien yi syndicat yi ñëpp ne commanditaire yi ci boppam la ñu bëgg ñoom ñu teg leen loxo loolee ndax am ngeen ci yaakaar surtout loolu ndax dafa mel loolu moo leen ëppal solo. waaw xëy na commanditaire yi ñu jàpp leen dina jafe ndax enquête bi def nañ ko ba pare fi ñu toll nii procès lañ toll. waaye li tax a jóg pharmacien yi dañu bëgg cadré du Amadou Wuri Diallo dellu si kaso bi moo ñu sonal du commanditaire yu dossier boobu rek li ñu bëgg mooy lépp li nga xam ne mooy marché illicite maanaam jaay garab si askan wu si lu dëppwul ci yoon ak jële garab yu bon bitim réew di ko dugal si réew mi di ko jox askan bi loolu la ñuy xeex muy vente illicite de médicaments ak trafic de faux médicaments muy ñaar yu wuute parce que bu ñu nee vente illicite mooy ki nga xam ne du pharmacien amul pharmacie wala nekkul structure de santé ne maa ngi jël ay garab di ko jox askan bi di leen expliquer naka la te du waree fam wala bokk ñi nga xam ne ñu ngi ci marché yi teg seen table wala li xew biir kër sëriñ bi nga xam ne ay nit a ngi ci biir kenn xamul médicament nan la demee nit di nekk rabatteur jël ordonnance si biti wala woo nit si biti dugg génneel ko garab wala li nga xam ne tey jii moo xew Touba ñun loolu mooy suñu xeex bi mooy lépp fépp fuy point de vente illicite fépp fu ñu jaay garab te warul ñu tëj ko képp ku fi fas yéene dugal ay garab yu bon aussi ñu tere ko te buñ ko jotee tamit daan ka ay daan yi nga xam ne dootu ko defaat loolu mooy xeex bi. docteur Diop li ngeen di wax ni yàgg ngeen ko wax yaa ngi tudd kër sëriñ bi Touba tamit foofu ñëpp xam nañ li fa xew lan moo waral boobu ba léegi mënuñu see jël benn mesure xaj na ngir sàmm askan wi parce que problème de santé publique la mën nañ ko waxee noonu. waaw question boobu ñun la ñuy posé wu ñun pharmaciens yi mooy lu tax boobu ba léegi ñun li ñu jàpp mooy volonté politique bi moo des maanaam nguur gi doole bi mu am ak sañ-sañ bi mu am war na ko mën a jëfandikoo pour que ñi nga xam ne li ñuy def teguwul ci dëgg mu jëlee leen fi parce que moom rek nag moo ko mën a régler pharmaciens yi mënuñu lu dul avertir te li pharmacien nag li ñuy avertir yëpp ak di ko xeex yëpp du pour poste pharmacien bi mais pour que askan bi ñi ciy loru mu mën a dakk dañuy faral di jël exemple ki nga xam ne tey jii mooy docteur néphrologue bi nekk Touba dafay fàttali ne moom 2016 amoon na 300 cas d'insuffisance rénale ñu dem 2017 benn at mu dem 700 cas ñëpp xam ne benn hôpital attanul 700 cas d'insuffisance rénale c'est pas possible. waaye li ci ëpp solo mooy bi ñu saytoo ñooñu ñi si ëpp pour ne pas dire ñëpp dañuy jëfandikoo garab yu bon ñu jàpp ne donc am na benn lien direct. te loolu benn exemple rek la garab yu bon li mën a yàq si réew ak système de santé dafa bëri mais mënuñu ko développer fii yëpp mais daal li ñu mën a wax mooy xeex bi askan bi na xam ni moom moo ko moom la ñuy xeexal parce que loru bi muy loru ci garab yu bon yeeg
si vente illicite bi mën a dakk. laataa ñuy dellu si ci askan wi docteur Diop. Touba ci boppam moom xam nañ ko spécificité boobule bëri na ay diwaan yu ñuy jaayee ay garab te duñu ay pharmacie ndax am ngeen peut-être chiffres yi nga xam ne moom mooy wan point yooyu ñuy jaayee ay garab ndax du ñàkk ni ñu fay dem dañ koy faral di gis. am nañu chiffres yu leer tey Touba pharmaciens yi nga xam ne am nañu autorisation ubbi seen pharmacie yor di fa di joxe garab parce que ñun duñu wax jaay dispenser fanweer lañu ak benn wala fanweer maanaam fanweer ñeent fukk ak benn wala ñeent fukk ak ñaar waaye nag ñi nga xamante ne nag ñu ngi ubbi seen magasin bind ci pharmacie ba dem sax bay defar léegi croix bi ñetti téeméer ak juróom fukk ak lu topp lañ ko xayma muy lu doy waar parce que ñetti téeméer ak juróom fukk ay nit yu taxaw di exposer la santé des populations lu doy waar donc am na chiffre yu exact mooy li mu la wax noonu 41 pharmacies régulières à côté de 350 dépôts illégaux. ñiy def loolu moom làqatuñu docteur parce que boo nee kenn dafa ñëw ubbi ba jël croix bi def ko ci kooku nëbbatuwul. nëbbatuwul te tax li la koy gën a wan tey boo génnee hôpital Matlaboul Fawzeyni da ngay jàkkaarloog ay ñu tudde seen bopp pharmacie ñu rangale te ñëpp xam na ni pharmacie kenn mas ko gis benn ñaar ñetti pharmacie rangale. loolu kay am na distance réglementaire bu war a am ci diggante ay pharmacie. mi ngoog waaye nag dépositaire bi moom magasin la yor rek magasin la yor def ci garab di jaay nëbbatuwul. te dafa leer c'est-à-dire ils ont pignon sur rue mais aussi soo ma mayee ma wax ci Touba dëgg la mais kër sëñ bi aussi nëbbatuwul. moo nekk fii Dakar. si diggu capital bi te li gën garaaw si kër sëñ bi mooy lépp lu ñuy tere hôpital di ko tere pharmacie ñoom dañ koy def foofu. ma jël benn exemple di jël te li may wax xam naa ne c'est grave mooy tey jii ku bëgg yàq biir kër sëñ boo fa demee ñu yàqal la sa biir wala boo jox la garab ñu la yàqal. ñooñu ñëpp nag. da ngeen ci am ay cas yu ngeen gis. am nañ ci vidéo. du cas yu ñu gis de. ay vidéo maanaam nit ku dugg jigéen bu dugg ne def kii man mii kat dama ëmb lii ñu kii waaye waaw indil juróom-ñetti junni juróom-benn junni ñu jaay la ay doom mais loolu c'est une catastrophe. c'est une catastrophe. saisir ngeen autorités yi ministère de la santé en l'occurrence ak ñeneen ñi ñu ko dénk. si lañ dëkk te yaakaar nañ ne nag si lii ñu jëm mooy bi yoon nag. kilifa gu manqué mi le chef de l'État le président Macky Sall comme moo ñuy gis suñu ko mayee dañ koy wan vidéo bi mu gis ko mu xamee li xew ci réew mi xëy na moom xamu ko mais lii moo xew foofu te lu war a dakk la parce que ñi ciy loru du jeex du xaj. yan écho ngeen am docteur ci seen arrêt de travail bi ngeen def tey jëlee ci suba diggante 8h jàpp 10h sur l'ensemble du territoire national. am nañ ci écho bu favorable parce que retour yi na am yi jóge ci sunu représentants yi wane na ne. am nañu plus de 90% maanaam téeméer fi bu nekk juróom-ñeent fukk yi nangu nañu tëj am na sax ñu ne ñoom sax dootuñu sax yam ci 10h bi dañuy dem tëj sax ba ngoon kii donc am nañu écho bu favorable dem ci profito maintenant di féliciter di gërëm pharmaciens yi ànd ak ñun di leen ñaan ñu bañ a décourager garder seen confiance ak syndicat bi te xam ne am nañu yaakaar ni fi ñu jëm moo dàq fi ñu toll nii. ndax jàpp ngeen ni loolu tamit li ngeen ci doon séntu yëpp am ngeen ko ci ñaari waxtu yooyu le maanaam ndax jaroon na ko ak surtout askan wi ndax comprendre nañu seen xeex bi tamit parce que bu ngeen di wax message di ko jagleel kilifa yi da ngeen koy jagleel xañ na population yi en premier lieu. ndax ñoom ñooy jëfandikoo médicament yooyu le bu amee loraange ci ñoom lay dal tam. waaw boo gisee bi ñu jotee information bi kilifa gi ni daf ñu rencontré ñun ni léegi dañuy bàyyi. ñun ñu jàppoon def 8h ci suba. ba 6h ci ngoon. ñu dañ def 8h suba ba 10h askan bi la ñu sóoraale. parce que kat grève pharmacien ñun xam nañ lan la mën a def ñaanuñu yàlla benn sénégalais loru ci grève pharmacien te xam nañ nag xëy na lu mënul ñàkk la ba tax na bàyyi na leen xel lool di leen jéggate mais bàyyi nañ leen xel xool nag suñu warugar ak suñu wareef ci diggante population bi ak li président de la république ñaan moo tax ñu dellu ginnaaw bi nag. maanaam du dañu bàyyiwuñu dañu am yaakaar ni kilifa gu toll na chef de l'État bu la woowee da ngay dem wuy ji ko déglu ko te dañu gëm ni nag moom rek nag moo mën a indi solution su fekkee ne vraiment bëgg na ko te am na yaakaar ni bëgg na ko. jërëjëf docteur Assane Diop di la sant di la gërëm. moom moo jiite syndicat bi ëmb pharmacien privé yi fii ci Sénégal ñu daan waxtaanee kon seen arrêt de travail bi ñu amal tey jile ak coow li nga xam ne garab yu bon yi jur na ko ci réew mi ci wàllum wér-gu-yaram dañuy des ba léegi ak pon bi ñuy jaay fii ci Sénégal te ñu bëri di ko jëfandikoo liñ ci nemmeeku nag mooy li ci nekk te nekk ci cigarette dafa ëpp lu ci mel ni nicotine ñu ne ak carbone ak monoxyde de carbone ak goudron yëf yi daal li ca nekk
dafa jéggi dayoo li nga xam ne moom la ñu diglee lii di programme national bi ñu dénk muy xeex loolee di kon tabac ñoom nag nee na ñu ngi ciy def seen kéem kattan waaye terewul ñu ngi waaskan wi tamit ñu def ci ay jàngat bu baax a baax xool ci yan anam lañ koy jëfandikoo. Reportage Mohamed Samb Ababacar Camara. ku yabu rek tey bu baax loraangay cigarette nekk na loo xamante ni si dafa gën a jéggi dayoo ndax nag cigarette bi ñuy tux fii ci Sénégal dafa diis loolu te nekk na luy gàllankoor wérgu yaram yi. taux de goudron bi nekk fii ci cigarette bi ñuy jaay Sénégal moo ëpp en terme de nicotine moo ëpp dose ak cigarette même marque bi ñuy jaay Europe en terme de benn taux monoxyde de carbone bi nga xam ne ci cigarette bi am yu ñuy jaay Sénégal moo ëpp li nekk Europe te même marque de cigarette la aussi. kon nag amul benn jumtukaay bu ñuy jëfandikoo di ci tux te fekk mu doon lu baax ñenn ci ñi leen nekk ay tuxkat di ko dëggal. waaye dañoo gisagul yoon wu ñu koy bàyyee yombut nag yeewu rek na da ngay bàyyi cigarette parce que tamit am na loo xamante ne li la ci dugal génnew la ci tàmm la waaye lu nit mënta bàyyi amul nag. day fekk rek nga volontaire ci jéem que na lii mën naa ko bàyyi rek nga ne ci mais dina métti trop nag yow. tey jii nii yaakaar naa ne kenn ku ci ne bu xoolee référence par rapport ak benn grand frère am boo xamante ne mu ngi koy consommer lim ko yaaxal amul lenn loo xamante ne defaral na ko au contraire koy yaax na ko. bu dee ni nag lu aju ci wàllu sensibilisation kër gi nga xamante ni si mooy xeex wàllum tabac bi fii ci Sénégal moom mu ngi ciy amal ay jéego. amoon na ay temps fii Sénégal Dakar. bépp panneau publicité bu cigarette moo ci nekkoon da ngay gis ay oto ay couleur cigarette yow gisatu leen ko sur l' ensemble du territoire national soo gisee benn paquet cigarette bu amul lii jàpp na en fait que c' est de la fraude. leneen lu ñu def mooy aar tere ñu jaay ñu tux ci place publique sooy tux foofu da ngay lor doomu aadama ñaari junni million doomu aadama yi nga xam ne at bu nekk cigarette dañ leen rey dañuy dee ndax cigarette million bi mosuñu tux. wàllum tux nekk loo xamante ni si dafa jéggi dayu fii ci Sénégal ndax nag fukk ak benn boo jël ci téeméeru jigéen te amuñu fukki at ak ñett ñoom ñëpp dañuy tux bu dee ni nag ci xale yu ndaw yi ñaar fukk boo jël ci téeméer yi ay tuxkat lañu. dañuy dem ca Sédhiou wax ci wàllum sibiru foofee nag booy xool junni boo jël ci askan wi ñaar fukk ak benn am nañ jàngoro ji jamono jile ba tax na benn campagne la ñu door dem ngir séddale ay milda muy moustiquaire imprégné à longue durée d'action foofee ñetti téeméeri junni ci ay sànke la ñu fas yéene séddale askan wi yëpp ca diwaan bu Sédhiou reportage Bakary Konté Khali Diamé. taux prévalence sibiru bi dafa jóg loolu ci région bu Sédhiou par rapport moyenne nationale bi Sédhiou fu mu nekk ni mu ngi bokk ci ligne rouge bi loolu nag lu ko waral Amadou Yeri Camara nekk médecin chef région médicale di ci dellu si. daaw nag dañoo seetlu ne sibiru yi dañoo xamoon yokk parce que dañoo am benn intervention bu amoon solo boo xam ne dañ ko daan def ñu tuddee ko CPS nga xam ne pour fànq sibiru ci xale yi amul fukki at la daaw defuñu ko woon ci Casamance yëpp ak Kédougou ak Tambacounda defuñu ko woon loolu nag yaakaar nañ ne loolu moo yokk kaaw sibiru yi waaye ren rafet nañ njort ne bu ñu defaatee campagne boobu def campagne yu milda bi yàlla mën na wàññi nombre cas de sibiru bi ak ñi nga xam ne dañ ci ñàkk seen bakken ci gox bi parce que tëdd ci moustiquaire rek moom moo mën a fànq sibiru nga am moustiquaire dëkk dugal ko sa suufu lal amul njëriñ li ñu bëgg mooy ñun ñëpp tëdd ci moustiquaire yi comme ça duñu am sibiru ñu fexe ba nga xam ne bu jamono ñu mën a éliminer sibiru. lancement campagne régionale distribution bi fii ci région bu Sédhiou ñu ngi ko doon amal ci Kër Four Ndiaye. région Sédhiou boo seetee bokk na si région yi nga xam ne dañu bokk si li ñuy wax zone rouge maanaam fii la paludisme bokk na si région yi nga xam ne sibiru am na fa doole. loolu li koy gën a favoriser mooy suñu environnement day taw lu bëri waaye aussi am na yeneen vecteurs yi nga xam ne dañ fi nekk day participer ci yokkute sibiru fii ci biir ci yokk sibiru fii ci biir région bi moo tax dañuy ñaax askan wi ñaan leen pour ñuy utiliser moustiquaires yi ñu leen bi comme ni ko médecin chef de région te moustiquaires yi waruñu ko jël di ko def ci tool yi mais dañ koy war di jëfal di tëdd ci moustiquaires yi at bi yëpp guddi bi yëpp ak jaboot bi yëpp loolu am na solo te yaakaar naa ne buñ si taxawee moo xam population yi moo xam acteur santé autorité administrative ak ñëpp incha allah objectif bi nga xam ne moom la ñu am à terme muy élimination palu ci Sénégal. lu ëpp ci 300 000 moustiquaires loolu nag la ñu war a distribuer ci région bu Sédhiou yëpp.
ñii nag mooy ñi loru woon ci mbënd yi fi amoon atum 2005 ca banlieue bu Ndakaaru ca Médina Gounass lañ doon jàkkaarloo taskatu xabaar yi li ñu bëgg mooy ñu càmbar dëkkuwaay yooyee di yu Jaxaay ak Tawfeex Yaakaar ndax dañoo jàpp ni dañ koo jox ay nit ñu bëri te yelloo wuñu ko am na ay kilifa sax yu leen ci jàppale. Thierno Alpha Mbeng kenn la ci ñoom ñu déglu ko Salif Sow moom moo taataan ay kàddoom ak Kas Malick Diop. État bi Sénégal dafa waxoon ni au plus tard au mois de mars 2008 këru Jaxaay yi dina pare. Hadjibou Soumaré ci boppam premier ministre moo ñu recevoir ci bureau am waaw ci salle de conférence primature boobu dañu doon def grève de la faim pour dénoncer les magouilles de Jaxaay mu ne au plus tard en 2008 tout le monde sera logé ñu ngi 11 ans après kër yi pareegul fu mu nekk ni des na lu jege ñetti téeméeri kër ak nangam ñoo xam ne jotaguñu seen kër yaa ngi di nag ay nit ñoo ñëw ubbi ko dëkk nee nañ Macky Sall moo ne ko ubbi yaa moom léegi nag ñu ngi ñaan ñooñu nañu génn ci biti état bi na ñëw eggali kër yi ñu jox ko seen borom ñi nga xam ne nii wii ñu ngi tëj seen kër ñu ngi toltalaan seen njaboot amuñu fu ñu dugg jamono dafa métti ñëpp xam nañ ko mais 386 kër yooyu ñu wax moo des SNHLM mu ngi koy jaay man mii fi taxaw bi di wax ak yéen xam naa 53 maisons qui ont été vendues par la SNHLM am na actuellement 6 terrains yoo xam ni ñi ko jënd SNHLM moo leen ko jaay ñu yor seen kayit ñu ñoo leen freiné ne bu ku fi tabax ñu jëf leen ko yow loolu nag nañuy ñaan mu dàq am na délégué de quartier yoo xam ni ñu ngi jël ku leen neex dugal ci liste yi ñu ngi jaay ay kër jaay laa wax man Alpha Mbengue maa ko wax nañ ma convoqué. mbayum soble gi ren jile liñ ciy xaar daanaka jéggi na ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukki junni tonnes fii ci réew mi ca Potou nag nekk ca région bu Louga producteurs yi jàpp nañu ni dinañ def wala boog dinañ am lu romb juróom fukk ak juróomi junni ci ay tonnes waaye am na benn mbir bu leen jaaxal mu di njëg bi ñuy fixé at bu jot muy juróom fukk kilo bi nee nañu dañu am ay jafe-jafe ngir jaayee ko lu ni mel Thierno Fall. ñu ngi fii ci plateforme bu Potou ci yoonu Ñaayam fii nag la ñuy dajale mboolem soble mbay mi bàyyeekoo ci diiwaan gi fii nag ñu fekk fi lu takku lool ci ay tonni soble yu nga xamee ni ba léegi kenn jaayeegu ko ci loolu la baykat yi sukkandiku di xamal consommateuru sénégalais yi ni soble moom dina doy ci marché bi ñeel feet yi ñu dëgmal. amul benn marché booy dem ci biir Sénégal te rempaliwul soble. lii rek lii nekk tey fii ci Potou waxuma la julli bi waaye mën na yóbbu tabaski. lenn rek moo jaaxal baykat yi tey jii te mooy njëgu soble li nga xamee ni si ba léegi dafa suufe lool. nag nege ni daaw so lu bon ñu ngi doon jaay 200 ba 225 heure bii tey bii li gën a fort ci prix fanweer ak juróom benn. te soble bi ñu ngi ko fixé woon ci juróom fukki dërëm 250 francs le kilo ñaay bi yëpp wale bi 240 ba léegi prix bi yëkkatikuwul loolu nag jaaxle la ci wàllu béykat yi. baykat yi di sàkku ci nguurug Sénégal ñu sàkkal leen yeneen i pexe ba ñu mën a jaay soble bi ci yeneen réewu Afrique yi. loolu nag affaire diplomatie la buñ ko négocier woon ba nga xam ne soble bi dina mën a génn ñu koy jaay ci sous-région bi di ko jaay ay Burkina ak yeneen réew yi nga xam ne. ci Afrique am na réew yoo xam ne soxla nañu soble bi ñu ko fay yóbbu su boobaa dina tax affaire bi tane lool li nga xam ne mooy douane bi ñu wàññil leen ko oyofal ko ba nga xam dinañ gën a mën a sawar a ñëw fii ndax loolu day def ñuy jàppale. ren jii nag fii ci zone Potou bi production soble bi ñu ngi ko xayma ci lu toll ci 55 000 tonnes waaye biir réew mi yépp ñi ngi xaaru lu toll ci 480 000 tonnes. ca commune bu Ross Béthio lu toll ci ñaari junni ak ñeenti téeméer ci ay ndongo ay élèves diggante CI ba CM1 amuñu këyitu juddu mu di lu jaaxal loolu comité régional des enseignants pour la promotion de la scolarisation des filles maanaam ngir jigéen ñi nekk ci école yi ñoom ñoo ci yëglu maire ba nag di fàttali waajur yi nii ne ñoom seenu wareef la seen doom bu juddoo ñu dem ca mairie ba déclaré ji ko dañuy dem ca Ross Béthio fekk ji fa Ousseynou Diop ak Habib Seck. SCOFI ëmb ay jàngalekat yu jigéen seeni mëbët mooy fexe njàng mi gën a ñoŋ rawatina ci wàllu jigéen ñi ñoom nag demoon nañ ca Ross Béthio ca commune boobee xibaar yéen fa gis jëm ci wàllu xale yi nga xamante ni amuñu ay kayitu juddu bare na lool ñaari junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñaar la ñu toll ci lim lii nag doon loo xamante ni askan wi dañu bëgg mu dakk ñaari junniy xale ak ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar yoo xam ne amuñu kayitu juddu ci commune Ross Béthio te bokkul ak mag waa jafe-jafe la fi ndax bu ñu xoolee école sanc ba xale bi dàq jàng ren di jël première ci essai yëpp deful examen ndax ñàkk kayitu juddu. SCOFI nag seen présidente bi nekk ci diwaanu Ndar Géej nee na waaye jur yi ñoo war a jóg taxaw ci wàllu wu ni mel ngir loolee bañati am. parce que xale bi du yoon mu dem jàng juróom-benn at àgg ba CM2 war a def entrée en sixième ñëw ñu ni ko doo def examen
du yoon te àq la boo xamante ni yaa ngi lor xale bi. léegi nag maa ngi dégg ñuy wax ay 2000 ak ay 800 élèves yoo xamante ni war nañ def entrée en sixième te malheureusement defuñu duñu def entrée en sixième. maire bu Ross Béthio jàpp ni li leen lu ëpp la te jafe-jafe yooyu nag ñëpp ci war a taxaw jël ci ay matukaay ngir xale yiy jàng dootuñu am benn jafe-jafe. bari na lool le taux est très élevé moo tax ma wax ne bu ñu yemati ci di constater rek nañuy agir léegi agir c'est très simple dañuy xool problème bi fa mu nekk ñu yegg foofu. du ñu xaarati sax parents yi ñëw di ko defal seen bopp parce que loolu mooy indi situation bi ñuy dund. ko fi nag nee na jafe-jafe boobee nag dañ ko eggee képp koo xamante ni kilifa nga nekk ci gox bi rax ca dool yi daañu amal ay tournée ngir askan wi ñu mën leen yee ngir seeni doom yi ñu mën leen wutal ay këyitu juddu. xibaaru politique yi ca Kaolack la ñuy dem Serigne Mboup di waajal élection locale yi ñi nar a amal ci décembre bi ñu dëgmal mu door ay waxtaan ak cadre yi nekk foofule waaye ñi yëngatu ci wàllub diine moom mi jiite chambre de commerce bu Kaolack li mu gis mooy président Macky Sall amul benn kàngam foofee ci Kaolack bu am dayoo bu toll ni dina mën a def lépp luy projet ci 2012 ba léegi Serigne Mboup ñu déglu ko ak Ibrahima Diame ak Fally Gueye. ñëpp nag jóguñ na ñun jeunes yi rek dañoo war a jël maire bi nangam dañoo bëgg toutes les forces mag ñeeg ñëpp ñu ànd ba nga xam ne nii tiraillement bi nekk ci Kaolack dana deñ l'objectif mooy liggéey ndax président de la République wax na ne dafa bëgg a jox ay moyens redonner nii la ko waxee je vais redonner à la Saloum sa vocation de ville carrefour noonu la ko waxee dara nag lu mu mën a doon day am ñu ko àndal ñu ko defal ndax ba mu ko waxee 2012 bëggoon na ko ndax fi la juddoo waaye yaakaar naa ñàkk répondant moo am mais incha allah na xam ne jeunesse Kaolack bi taxaw nañ répondant pour bëgg ko jàppale moom ci programme bi mu am. mais loolu ñun amuñ ci problème ñun jóguñu pour jël mairie bi moo tax yàkkamte wuñ ci ñun liggéey jëluñu pour jël mairie pour nguuru. jóguñu pour jóg mairie pour nguuru dañu jóg pour liggéey. xam nga mooy objectif naan maire rek laa bëgg a doon kooku mooy yàkkam di naan na kañ la élection yi président de la république saa yu ko décidé rek ñu def ko mais ñun suñu liggéey dañ koy commencé et vraiment gis nañ ne ñi ngi avancé parce que ñun li nga xam ne nii buñ jëloon maire bi dañ koy def ñu ngi koy def de. tàggat yaram football ak coupe du Sénégal ñaari tali fas yéene joué ak US Gorée demi-finale aljuma ji lay doon mu di ab liggéey boo xamante ni bu am solo entraîneur ba def na ko moom Pape Thiaw moom moo tax ba kon clubam bi wàcce wuñ ko ci Ligue 1 boobule moom bokkoon ci équipe nationale 2002 ne nag am na pa yéene ci saison bii di ñëw mu jël NGB daal di koy amal ay résultats yu gën a baax Cheikh Sadibou Diarra Amadou Ba. entraîneur Pape Thiaw wàccoon na ak li ñu ko sasoor ñaari tali bi jëloon ndaare ginnaaw juróom benni bés mujj naa des ci Ligue 1 bi jël fukk ak ñaareel place bi rawee lu toll ci juróom ak ñaari poñ ki topp ci moom li ko jural mooy ubbeeku bi mu defoon ci liggéeyam. du ma wax lan laa fa andi lu may wax mooy luñ fa andi parce que ba ma jëlee ñaari tali lu ma bëggoon mooy rassembler ñaari tali bu ñu rassembler je pense que mooy suñu doole loolu moo doon sama premier objectif moo waroon def naa ko réussir naa je vais pas dire réussir nañ loolu laay wax parce que travail équipe la donc def nañ ko bu baax a baax yàlla def na sutura tamit tombé woon tamit ci groupe boo xam ne ay xale lañ donc ay xale yu toog lu yàgg gagné wuñu day metti dañuy manqué confiance kii donc aspect psychologique bi amoon na ci solo trop wax ak ñoom bu baax a baax doon confiance après une fois que ba ñu amee benn victoire enchaîné nañ presque 3 wala 4 victoires d'affilée loolu boole moo ñu gën a andiwaat ci championnat bi. ci ñaar fukki jongante yi mu jiite ñaari tali ki bokkoon ci attaque gaynde yu Sénégal yu 2002 juróomi yoon rek la nërmeelu am ndam juróom-ñaari yoon témboo juróom-ñetti yoon su loolu weesoo équipe am bi dem na ci demi-finale yu coupe Sénégal ba tax na muy am yaakaar bu baax ci saison bii di ñëw. te ñaar tali laa am donc moom laay bàkkoo moom laay sago donc tey jii nii yàlla bu jaarelee lii ma bokk si ñu def lii tey jii nii année bi nga xam ne dafa naroon metti ma bokk ci dañ ciy sant yàlla continuer tamit liggéey ba pare jéem a xool année prochaine fekkee ni ñi ngi fi wala keneen ba lii nii bu mu ñu dalaat parce que tamit ça fait ñetti at ñi ngi souffrir ñaari tali équipe bu war a vivre loolu daal parce que équipe bu mag la quoi qu'on puisse dire. ci demi-finale yu coupe Sénégal yooyu ñaari tali dina dajeek US Gorée ci week-end bii di ñëw bu jàllee ci finale bi wala mu jël coupe bi loolu dina firndeel xam-xamu Pape Thiaw ci entraîneur. jërëjëf Cheikh Sadibou Diarra dañuy dalal Mamadou Mouhamed Ndiaye ci li yéenekaay yi xëyee tey jëlee.
jërë ngeen jëf Binta Camara mi ñu suul démb ca Tambacounda ay mbiram awagul yoonu suulu journal boo xëy xool fekk ci affaire bi yëral l'Observateur Binta Camara mu sol ijaabam bu verte boole ceekit ree ju neex jël bopp ba teg ca mbaggu baayam ñoom ñaar ñu taxaw àndandooy photo wu di ree photo boobee moo nekk ci xët mu njëkku yéenekaay bi l'Observateur boole ko ki kàddu yu mu nangoo ci Malal Camara mi jur Binta Camara mu ne bu dee doomam Binta Camara bu dee am na njuumte li mu def ba mu julal ko li ko dal tey ji moo di yaatal gu mu yaataloon Alioune Fall ci boppam ndax Pape Alioune Fall ñu ko jàppe woon nekk bokk ci famille bi Malal Camara ne Pape Alioune Fall baayam moo ko yëkkati woon dénk ma ko l'Observateur nañu Tamba denc nañu seen doom démb ci aw tiis Malick Diop di gardien bi ñu njëkkoon a tuumal ci yëf yi mi ngi wax waa l'Observateur ne bi ma police teye ma nekk ci garde à vue Pape Alioune Fall mii ñuy wax tey daan na fa ñëw doon ma seet si Vox Populi nañu ci aw naqara ko tiis ko xol bu jeex ci la askanu Tamba dencee seen doom Binta Camara la Sénégal nañu mbooloo mu bari ak ronkoñ yu bari la ñu ko gunge Sud Quotidien nañu xol ya feesoon na dell ak naqar doomi Malal Camara ji di Binta Camara denc nañu ko démb ca talaata ji ca armeeri Saara Gileel yi waaye muy njaboot gi di askan wi dëkk Tambacounda li leen gën a jaaxal ba jure leen betteel mooy bi ñu déggee ñu naan Pape Alioune Fall moo faat Binta Camara faatuk Binta Camara Rewmi Quotidien mi ngi xëy di ñu wax li waa police feeñalagum ci seen enquête ba ñu cay def Les Échos nañu li police wax bokk na ci ne Binta Camara dañ ko doon jéem a violé muy bañ ba ci la jaare ñàkk bakkanam bañ na ba dee bañ gu mu doon bañ sax tax na kii di Pape Alioune Fall Binta Camara gàjj na ko fu nekk boo xoolee dënn ba awra ya ay gajji neen la journal bi xamal nañu it ne président Macky Sall woo na bàyyi Binta Camara di Malal Camara ngir masawu ko Binta Camara mu ñu def ci kees jàppoo ko jëm ak moom armeel ya photo boobee moo nekk ci xët mu njëkku La Tribune yéenekaay bi boole ceekit dellu siwaat ak ñun ci ñaawte foowee xew ca Tamba xamal ñu it ne Pape Alioune Fall laata muy def li muy def dafa taxaw ci buntu kër gi doon yeeru gardien bi Malick Diop bi gardien bi demee ci lay soogu dugg ci kër gi fekk fa Binta Camara def ko li mu koy def keneen a ngi ku def lu ko nar a jural coowru lay ubbil Vox Populi benn waay la bu tudd Ousmane Beng dafa bind ci Facebook am ne jigéen ñi dañu leen a war a rey ngir ñu wàññeeku ndax bu ñu wàññeeko problème yu wàññeeko Vox nañu moom Ousmane Beng loolee mu bind ci internet bi tàmbali na ko coûter cher ndax ci cité Cyprès 2 ga mu dëkk fa la ko gendarme yu section recherche fekk jàpp ko yóbbu tuuma yee fitna la ñu koy toppee tey jii ci la war a jàkkaarloo ak procureur bi Kumba Gawla Seck la waa Enquête dina kay xëy jàkkaarlool ñi ngi waxtaan ak moom ci réew mi li fiy xew mu di ñi ñu fiy faat ñi ñu fiy violé xale yu jigéen yeek jigéen ñi ñuy mitital ak di leen xor ñoo ñal lu ci nekk Kumba Gawla Seck borom femme objet wax na ci xalaatam wax na it ci mbiri peine de mort bi ñuy wax ci réew mi ak ni mu ko gisee ñu gis ci xët mu njëkk Le Quotidien professeur Jacques Mariel Zouak ne woon jamono professeur de droit public ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mi ngi wax ak waa Le Quotidien ci mbiri Khalifa Ababacar Sall mbirum Karim Wade dindi gi ñu dindi poste premier ministre ci réew mi ba ci mbiri dialogue politique bi dialogue politique boobee keneen ku ci wax mooy Ngouda Fall Kane mi ngi xëy di ci wax ci l'Observateur ci jamono jooc source a mi ngi ñuy xamal ne dialogue politique bi ñu bëgg amal ci réew mi njiit réewum Sénégal ba woon di Abdoulaye Wade nee na da cay bokk nee na réunion bii di ñëw dana ko teewee waa Front National Résistance ñoo ko wax yéenekaay bi nañu bu Abdoulaye Wade bokkee ca ndajamo du jur jàmm ci Macky Sall ndax ruubeeg turbale rek la fay def nañu def demi tour delluwaat ci xew-xewu jamono Babacar Faye journal Les Échos nee nañu benn waay la bu ñu taxawaloon démb ca kanamu juge ba doon ko àtte ci tribunalum Dakar viol pédophilie ak détournement de mineur ci xale bu jigéen bu am fukkeet ak ñaar loolee la ñu ko doon toppee journal bi nañu waaye moom Babacar Faye bi ko juge bi di laaj muy tontu ca la waxee lu ñëpp bàyyee àdduna ndax daf ne juge bi xale bu jigéen bi musuma séq ak moom dara du woon maak moom waaye man ak yaayam la woon te man rus naa xam yaay bu nuppi di xam doom. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye sant ko gërëm ko yeneen i xibaar bu 19h jotee lay doon incha allah ak rédaction bu télévision Futur Média di leen ñaanal ngeen yendoog jàmm.